amoon mbégte nag kon dellu siwaat ci soir d'info gannaaw weer boo xamante ni woon xam ngeen ko ñi ngi woon ci weeru koor di leen déwénati yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan itam li nga xamante ni ñaan nañ ko ci weeru koor gi sunu borom nangul ñu ko gannaaw nag seconde partie journal bi wala boog gannaaw 20h bi dinañ dalal ki nga xamante ni moom mooy maître Cheikh Tidiane Dabo avocat au barreau de Strasbourg di itam droit de l'homme ndax mi ngi doon militer ci Amnesty International bu France dina ñëw ak moom ci li nga xamante ni moom moo lëmbe jamono di la xew ca Proche-Orient naka noonu nekkinu sénégalais yi nga xamante ni ñu nga bitim réew ñoom ñu am nag ay difficultés yu bare bari mu yàgg leen taxawal foofu bu dikkee bu soobee yàlla dinañ waxtaan ak moom itam ci arrêt yi nga xamante ni Cour de justice de la CEDEAO mi ngi koy faral di jël te Sénégal toujours daf koy rejeté moom loolu yëpp kon dinañ ko waxtaan ak ki nga xamante ni mooy maître Cheikh Tidiane Dabo léegi-léegi damay dalal kenn nag koo xamante ne moom sama jaam la te mu nangu ko mooy Mignane Diouf maa ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay nuyu bu baax mi xameen nangu nga ko kon. ba may nuyu naa la rek en attendant nuyu sama mbokku séréer yi may déglu itam sa buur yi di nuyu waa Fouta di nuyu waa Djilor Djidjack waa Joal waa Diofior. xam nga foofu say buur a fa nekk. ak ñoom ak waa Ndiaga ñaaw yeeg yëpp. ak waa Ndiaga ñaaw ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. waaw yow nag yaa jiite forum social bu Sénégal ñu gis ne la xew ca Proche-Orient yëkkati na forum social sur le plan mondial ba ngeen lancé benn pétition en 5 langues ndax nag la xew Proche-Orient yëngal na leen fan la pétition bi toll ak lan mooy ci seen jàngat. jërëjëf maa ngi leen di nuyuwaat bu baax di itam ñaanal ñi nga xamante ni ci Proche-Orient yi ci Gaza dañoo ñàkk seen bakkan ci coono googu ñi doon ay xale yu ndaw ñi doon ay bébé ñi doon ay mag ñi doon ay njagamaar ay xaleel maa ngi leen di ñaanal yàlla xaare leen ajana li fa xew defe naa ni nga ko waxee sànq moo lembee di tey àdduna gi ndax dañoo jékki-jékki rek fan yi ci dernier jour Korité gi dernier vendredi du Korité gi waa Palestine nekk ci seen jumaa ji ci seen jàkka ji di jaamu yàlla di julli am ñu leen fa fekk ak ay fetal ak ay lacrymogène ak dal fitna goo xamante ni doon nañ ko gis ñoom mais ñu yaakaar ne xëy na bu ci li ñuy waxee mu taxaw mais ñu gis ni ci saas yi commencé nañu di bombarder dëkkuwaay yi di bombarder bureau yi di bombarder sax service yi nga xamante ni fa la nit ñi di faral di dem pour jënd seeni jumtuwaay wala seeni marchandise ci ñaari fan rek ñu gis ne benn fan sax diggante jeudi ak ajuma ñu gis ne rey nañ ci déjà 120 personnes ñaari téeméeri nit ak ñaar fukk yàq itam li ci gën a bari ci seeni dëkkuwaay bi ñu gisee loolu fekk ñun ñu ngi woon ci réunion forum social mondial comité international bi doon réunion par Zoom ñu ne duñu xaar kenn jiituñu ci réaction yi ndax Palestine am nañ fa ñun bureau am nañ fa ay àndandoo am nañ fa ay militants ak ay militantes donc forum bi ne nañ fexe donc def benn déclaration condamné li fa xew lance appel international ci pétition boo xamante ni dañ koy bind ci juróomi làkk yoo xamante ni dañ kàllaama yoo xam dañ koy faral di wax ci Nations Unies pour que ñu mun koo diffuser ñaan nit ñi ñu bàyyi seen xel ci li fay xew ndax ki yore doj di défendre territoire am ak ki yore xeer bëgg a nangu territoire am def naa ne xeex boobu du xeexu goo xamante ni xeexu yem doole la loolu nag moo fa xew fan yii yëpp tey jii pétition bi dem na ci 500 signatures organisation internationale ak ay militantes et militants am nañ itam ñu woo ñu bëri ci biir Afrique ci biir àdduna gi ne dañoo bëgg a manifester ci samedi bi France defe naa dégg nga ko amoon na fa ay manifestation yoo xamante ni ñi ko doon organiser suñuy nit bokk nañ ci am na lu ñu mel Belgique Allemagne Madrid ci Espagne Italie am na itam ci yeneen dëkk yi mel ni Afrique mel ni Maroc Algérie ak Tunisie ñun fii dañ doon xaar mën a waxtaan ak nit ñi ndax xam nañu ay mouvement yu bëri jëm ci imam yi jëm ci yenn mouvement sociaux yi
droit de l'homme yi ñoo ngi doon préparé ak dégg naa ci waa Jamra ñoo ngi doon préparé benn manifestation te ñun bëgguñu créer ñaari manifestation ci biir manifestation donc dañuy faxtaan ak ñooñu pour xam ñun ñëpp nañ mën a def ba booloo jullit yi fi nekk yegg naa seen kaddu yu bëri ndax kilifa yi jiite jullitu Sénégal yi muy waa Touba waa Tivaouane waa Ndiassane sax dégg naa leen waa Kaolack ñoom ñëpp ñoo ngi condamné situation boobu. Nations Unies itam dégg naa def nañ ñetti réunion yoo xamante ni ñu ngi siy waxtaan mais d'accord aguñu ci position boo xamante ni Mindiane bala ñuy mooy egg unique ci condamnation yi nga xamante ni vraiment ci condamnation kese la yem te depuis toujours ça se passe toujours comme ça Sénégal officiellement yëkkati na kàddoom à travers le président de la République condamné ci réew moo xamante ni nous sommes pratiquement à 80% ou 90% musulmans ñun ñuy jiite les droits inaliénables de peuple palestinien depuis des décennies. Est-ce que suñu réaction officielle du Sénégal c'est pas un peu molle quand même? En fait réaction yëpp a molle. Mais bu Sénégal d'abord. bu Sénégal doyulu dëgg-dëgg. mais xëy na diplomatie noonu la bindoo. sama benn enseignant professeur daan na ma wax ni diplomatie naxante la ak nga baal ma nee na fenante. naxante ak ku ci nekk di jéem a nax sa morom digg ko wala mu fen ko yoo xamante ni gëmu ko. moo tax d'ailleurs conflit Palestine ak Israël yegg si fii. ndax 1946 ba léegi ça fait 74 ans. waaw ñu fekk ay nit yoo xam ne ñu ngi woon toog foofu toog Israël yegg si di leen pousse. di leen pousse ba tey li des ci seeni dëkkuwaay. dans la bande de Gaza. daanaka tolluwul sax ci lu ñu mën a woowee quartier. waaw ñu tëj leen foofu ci biir doo leen fi génn. di bàkkoo ne suuf si seen suuf la ñoom ñoo koy akimoo dem sax ba Jordanie dañ koy wax ni ko dégg ñu koy dégg ne fii ñoo ko moom dañ koy moom dem ba Jordanie sax ñu moom ko ndax loolu pour ñoom loolu la seen yàlla loolu la dogal mais la diplomatie mondiale les Nations Unies les États parties la Oumma islamique dafa mel ni loolu tollu leen foo xamante ni jar na ñoom ñëpp lëkkaloo wax benn kàddu jàpp benn baat. mais loolu ma ko waral justement Israël ki moom qui fait la pluie et le beau temps di def lu ko neex depuis des années depuis des millénaires mais dara. xam nga Israël mënul jël benn. Israël est la 8e sanction puissance wala dara. Israël mooy juróom-ñetteelu puissance mondiale. te réew bu ndaw la. am na bombe atomique. am na jumtuwaay armement yoo xamante ni dañ koy xañ ñoomin Irak ak ñoomin Iran mais moom am na ko. te kenn waxu ci dara. buñ dee def lu mel ni itam dégg nga diplomate yu àdduna gi yëpp état jiiti ci Amérique ne Israël am na droit fayu. waaw mais fayu nag ci guerre. mais fayu ci koo xam ne yaa ko fi fekk mu toog moom yorul ngannaay ndax yore ay doj ak ay lasper yow nga yore say armement de guerre mel ni ku yenoog benn camp militaire de guerre loolu du fayante mais en fait bundu xataal nit la tuuteel nit la jël àqu nit nga taj faañe ko yàq ko fekk ko fi mu dëkk nga toj ko te kenn mënu ci dara te ñi ci waroon wax. waxuñ ci mais si mën nañ ci dara xëy na dañoo ragal bokk. comme ni en nga fait wax xëy na ragal am na ci lan mais la ñu ragal ba mënuñu def bloc derrière ñoom ñëpp la Oumma même islamique pour dire non quand même parce que bu doon réewloo tey jii gis nañu def nañu ay sanctions gis nañu ay embargo mais toujours ce sont des dénonciations. qui n'aboutissent à rien du tout. embargo yi nga tudd sànq résolution Nations Unies ñaata yoon la ko Israël foulé au pays. parce que Nations Unies ñi fa nekk waroon def embargo wala sanction ñoom ñoo ngemb Palestine ñoo ngemb Israël donc bu ñu wootee conférence commission bi nga xamante ni moo war a statut ci loolu droit de veto Amérique droit de veto wu France droit de veto yeneen réew yi mel ni Russie ñooy nekk kenn du leen sanctionné donc li xew diggante Israël ak puissance yooyu ak itam ni leen Israël di jàppale ci ñoom li ñu bëgg ak ni ñu taxaw itam Israël mu leen di jàppal ci li ñu bëgg xëy na moo tax mënuñu fexe mukk ba lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñooy diplomatie ci yeneen réew yi pour mën a sanctionner Israël ndax ñoom ñoo ko ngëmb
ñoo koy jàppale ñoo koy assister muy def li nga xamante ni donc bu ko neexee mu def ko rey nit ñi jël seen suuf tëj leen ci seen kër yi doo leen di génn loolu parce que Amérique Russie France ñoom ñëpp ay complices lañu ci mbir moom. maintenant yeneen réew yi nga xamante ne xëy na seen kàddu waroon a mun a jolli bu baax a baax. mooy réewu Afrique yi ak réewu Afrique du Nord. plus la oumma islamique les pays arabes. mais lu tax ñooñu mënuñu def parce que itam am na lu xew diggante Amérique ak yenn pays arabes yi. Arabie Saoudite ak États-Unis dañu am accord de défense réciproque de paix donc ñu nax leen bi signé leen loolu ne leen nag xëy na boo leen d'accordee fu ñu leen bundu xataale ñu ñëw taxawu leen mais itam da ngeen di d'accord ne ñun li ñu d'accord ci diplomatie internationale loolu ngeen di ànd ak ñun bokk na ci affaire Israël. la oumma islamique wax nga ko sànq Sénégal mooy porte-parole commission bi nga xamante ni mooy gérer mbir moom. mais Sénégal xëy na condamné na de la ci baatu président est-ce que Sénégal mënul woon woote tout de suite conférence est-ce que Sénégal mënul woon interpeller la oumma est-ce que Sénégal mënul woon xool nan lay def ba li nga xamante ni tey xew na fa presque 200 personnes tey nañ foofu c'est quand même horrible. Oui. mais diplomatie pour man li ma la ci wax sànq ak li ma ci jàngaloon. naxante la. naxante ba kañ. naxante ne xëy na ba mu gën a metti fi ñu jëmmee que ni bu ñu deful dara dañu toll foo xamante ni Israël dina jël tous les territoires occupés de la Palestine. et la Palestine va disparaître. C'est certainement parce que li ñu doon wax naan 2 États mën na am sax dootul mën a am gis nga bi Trump ñëwee daaw dafa ñëw ne capitalu Israël fii laa koy def sama ambassade fii laa koy def donc pour moom. il n'était plus question di xalaat sax 2 États. mais un État boo xamante ni moo fi taxaw jël beneen bi génne ko ci territoire bi wala carrément mu tas nekkinam mu xam fu mu jëm. mais est-ce que avec ce mutisme complice vraiment des États yaakaar nga ne l'État de la Palestine dina mës a am. dana jafe nag mais mën na am ci at yi ñu jëm. ñu am yeneen façon àdduna ñun lu ñuy wooyee un autre monde est possible beneen àdduna goo xam ne àdduna wu dëgg lay doon àdduna wu jàmm ci diggante ñëpp catholique yeeg chrétien yeeg musulman yi jàmm ci diggante réewu nord yi ci sowu jant ak réewu Afrique yi yooyu yëpp xëy na àdduna googu bu ñu fa toll itam foo xamante ni diplomatie doonatul rek diplomatie nax sa morom. pour utiliser ko ba yegg fi nga bëgg a yegg adduna go boobu xëy na bu ñu fa yeggee Israël ak Palestine dañu mës a d'accord ni ku ci nekk respecter sa morom jox ko àqam donc réew Palestine taxaw réew itam Israël taxaw mais à condition que ñi ngemb Palestine ñi ngemb Israël d'accord ne dëgg-dëgg Palestine itam am na sañ-sañ exister comme yeneen réew yi dañuy exister mais bu ñu yeggul foofu dina jafe bu ñu amul daal jumtuwaay yu mel noonu wala ay dirigeants yu mel noonu wala conditions mondiales yu changé yu ni mel dana jafe pour que Palestine taxawaay bi nga xamante ni moom la bëgg. mais tey jii au-delà même de Proche-Orient Israël Palestine xeex bi wala jafe-jafe bi am tey jii lan la mën a jur même au plan mondial. oui mën na jur lu nekk kenn xamul fan lay yem parce que. am na réew yoo xamante ni tey dañu ànd ak Palestine bokk na ci xëy na waa Iran ak yeneen réewu arab yi bokk na ci itam li ma ci gën a inquiété mooy dynamique bi nga xamante ni tey ci mouvement terroriste mondial yi mën na am itam mouvement terroriste yooyu. oui le contexte a changé. dugg ci mbir mi orienté foofu seen i action ak seen i dynamique. absolument mu jur loo xamante ni xëy na dootul yem rek. ci ñi ko doon sooke te loolu war nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp ndax état islamique am na base Afrique de l'Ouest xam nga ko am na base itam ci réew yu mel ni Syrie Liban un peu donc yooyu yëpp xëy na bu ñu ci deful ndànk mën nañu bu mbir mi continuer di wéy rek mën nañ ci profité dugal fa seeni nit yoo xamante ni dina jur loo xamante ni xëy na kenn xaaru ko woon mais itam yaakaar naa ni
am na réewu arab yoo xamante ni mbir mi ni fi mu leen ay yem tey buñ ci deful ndànk xëy na mën na jaxas seeni relation yu bari mën na jur conflit boo xamante ni dootul yem dong ci diggante Israël ak Palestine mais mu nekk conflit boo xamante ni dafay dem ci sous-région boobu yëpp dugg biir Europe yegg si xëy na même bi Afrique de l'Ouest on ne sait pas donc moo tax ñu war ko teel a arrêté ku ci nekk ñu wax la dëgg xamal Israël ni Palestine itam réew la dëkk la nañ ko bàyyi mu doon réew mais di bëgg a coloniser nit ci ay territoire am di tas li ngi mu liggéey at bu nekk nga tas li mu tabax mu recommencé waat dëgg-dëgg la doy na waar te boo waxee ñu ne dañuy fayu mais ki ma fekk ci sama pukus indi caterpillar wala bombe bu éclaté ko bu ma fa faree doj dinaa ko ci sànni mais boo ne nag kooku warul amul droit sànni daj pour fayewu pour résister dëgg-dëgg gis naa ci ay image benn xale bu am 4 ans jël benn drapeau taxawu ak ay militaires di leen ko jox drapeau Palestine ñu xam ñoom itam xamul nu ñuy def xale boobu donc ñooñu yorunu ngannaay goo xamante ni dafa yem ak ngannaayu Israël par conséquent liñ ci war a def yëpp mooy que ni ñu xam ne bu continuer noonu war na mun a am lu ñuy wooyee ci wàllu guerre ci nasaraan ci wolof def naa ne moom la ñuy wooyee ci nasaraan violation des droits humains ak faute de guerre internationale donc yooyu itam buñ ko mënul àtte CPI wala bu ko CPI ñemewul jël en charge dama xamul kan mooy àtte dëgg. on n'a même pas entendu la CPI sur ça. voilà. Sur alors que tous les nombres de morts qu'il y a présentement. 200 et quelques waxu ci dara. destruction massive. Oui. du cadre de vie. dëkkuwaay yi liggéeyukaay yi yëpp. dégg naa sax am na benn siège boo xamante ni siège ay journaliste la. oui dañ koo bombardé tas ko. un immeuble. un immeuble entier oui. Donc yooyu pour man dëgg-dëgg. il faut que njiitu àdduna gi wax ci mais itam wax dëgg. Israël ne ko Palestine itam ni nga amee droit exister noonu la amee droit exister mais tant que yëgul foofu mais est-ce que loolu rek mën na yem rek ci wax dëgg vraiment ay dénonciation moo fi am boobu ba léegi mais taxul Israël dellu ginnaaw mi ngi grignoter chaque jour ci territoire palestinien jeex na tàkk mais franchement jeex na tàkk donc bu fekkee nag diplomatie ak dialogue mënu ko régler li koy régler xëy na dina doon loo xamante ni des sanctions mais embargo boobu waroon a mën a nekk dañ proposé ne fa embargo armement wu Israël mais Israël li fa nekk déjà ci arme rek même boo ko embargo woon ginnaaw ëllëg ak ñaari at taxul mu sentir ne am na embargo parce que li fa dugg ci ay arme y compris arme bombe atomique defe naa ni ñoom loolu dong rek boo leen embargo woon fi léegi 2 ans 3 ans. Est-ce que ça veut dire que Israël est un danger donc pour le monde? Pour ñun c'est un danger pour le monde. Pour ñun mouvement altermondialiste, pour ñun les mouvements sociaux, Israël tant que politique am lii la, c'est un danger de stabilité mondiale. kon daan nañ toog di seetaan rek di. waruñu nag toog di seetaan di def ay marche loolu moom moo koy faj. waaw marche yi xam nga ñun ñii amul lu ne lu dul marche ak pétition. bu doon loo xamante ni xëy na dafay doon. Négociation citoyenne populaire citoyen xëy na ñu am ci kàddu mais ñun amuñu capacité imposer embargo à Israël amuñu capacité convoquer Israël ci benn forum social mondial ne ko ñëwal nga wax ak ñun mais am nañu capacité nag mobiliser ay citoyens comme ni ñu ko defee démb samedi passé en France ni ñu ko defee à Barcelone en Espagne à Bruxelles à Algérie Tunisie Maroc loolu am nañ capacité boobu pour ñun loolu dafay interpeller décideurs du monde dafay interpeller la Oumma islamique dafay interpeller Nations Unies dafay interpeller les pays africains épris de paix et de justice ñu xam ne ay citoyens adduna gu yëpp jóg nañu pour interpeller la quiétude la stabilité mondiale te ñun ñoo war a mën a dem Nations Unies wala dans les couloirs de la diplomatie waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo sooke mbir moom buñ ko deful nag daañu continuer ñun xëy na di manifester di marche di déposer ay pétitions ci ambassade Israël yi ambassade États-Unis ambassade Union européenne yi buñ ko tenir en compte
daañu xam ne ñoo ngi déglu ay citoyens yoo xamante ni seen kaddu dong la ñu yore. ak seen volonté citoyenne. bu ñu déglu itam daañu xam ne mën nañu am ñu yegg foo xamante ni dina jur loo xamante ni bu boobaa kenn du ci mucc. kenn du ci mucc yaa ngi koy wax sànq dans un contexte de terrorisme yaa ngi koy wax ne Afrique sax mën na ci bañ a mucc parce que Afrique dafa vulnérable. mais tey jii gisuñu Afrique boobu mu def bloc pour vraiment mettre la pression sur Israël je sais même pas si Afrique mën na ko def parce que tey ils sont tous réunis en France encore pour tendre la main parce que disent-ils que vraiment nos économies sont éprouvées par Covid-19 dafa mel ni africains yi ak seen i njiit ils sont beaucoup plus préoccupés par l'argent même si que on en a besoin quand même pour redresser nos économies mais dafa mel ni def nu priorité li xew ca Proche-Orient. Oui, je crois que defuñu ko priorité parce que comme ni nga ko waxee conférence bi am tey France. Wow. Sur l'économie. doon na loo xamante ni ci contexte Covid. ñun africains yi am nañ ci soxla am nañ ci bëgg ndax. ñoo ngi taxaw di réclamer ñu niinal bor bi nga xamante ni. mu ngi suñu diggante réew yi ak yenn institutions yi. ak yenn partenaires yi ndax bor boobu tey jii buñ ko bëggoon a xayma taxawu ne dañ ko bëgg a fay. bëgg itam liggéey pour relever sunu économie nga xamante ni dafa daanu. ci mbas mi bëgg a relancer waat sunu plateau médical. bëgg a financer accès yegg ci ndox mu sell. bëgg a financer njàng mu baax. bëgg a financer emploi. bëgg a financer pajum ndaw yeeg jigéen ñi ak doom yi mënuñ ko. ñëpp xam nañ ne ñaar yooyu mënta ànd. relever secteurs sociaux yi relever koom-koom bi daanu ci mbas mi. bëgg a fay bor bi service de la dette mënta ànd donc Sankara da doon wax ni ndegam ñun bu ñu fayul ñoom du ñu dee te ñun bu ñu fayee dañuy dee dañ préféré janook ñoom ne du ñu fay ndax dañoo bëgg suñu bakkan itam sauver suñu bakkan suñuy bakkanu doom suñuy bakkanu liggéeykat suñuy bakkanu jigéen yi nga xamante ni bu ñu tolloo ci jamono yàlla def ñu indil ñu ay yeneen nit mu ne dañ leen wax ne du ñu fay. mais est-ce que yaakaar nga ne cette annulation de la dette est possible parce que gis nañu aussi que les économies mondiales aussi ne sont pas épargnées aussi par. mais ñoom seen bopp sax ñoo gën a soxla annulation de la dette. le président français a dit que. Oui. D'accord na ci annuler de. mais le G20 ne l'a pas dit. le G20 parce que loolu la mën a G20 dafa ne woon dafay joxe moratoire. oui échelonnement rééchelonnement. alors mais moratoire ak rééchelonnement. oui xëy na seen première réponse la ñun nag. bu ñu jàppoon baat boobu Sankara waxoon ne ñoom bu ñu leen a fayul du ñu dee. ndax am nañu capacité def tirage spéciaux génn xaalis ñun amuñu capacité def tirage spéciaux ñoom bu ñu leen a fayul am nañu capacité lijjante xaalis fi ñu ko mën a lijjante. ñun bu ñu leen bëggee fay nag daanu duñu mun a créer emploi yi nga xamante ni boo jëlee kaw Sénégal président ne dafa bëgg a créer emploi rapidement. dañoo bëgg a ñëpp yegg ci accès à l'eau potable et à l'assainissement dañoo bëgg relever le plateau médical ci fi mu toll woon bi mbas mi di dugg te du ñun rek Mali noonu la Niger Burkina Faso Nigeria Cameroun tous ces pays là léegi nag ñun ñoo war a mën a ànd ñun ñëpp d'accord ni dëgg-dëgg mënuñu fay te ndëggam bu leen a fay doo leen dee yéen doo leen dee ñun buñ buggee fay ñun daañu màbb du ñu mën a fay maintenant nañu toog waxtaan xool mbir moomu bu fekkee ni G20 dafa nii damay def moratoire ak rééchelonnement mais ñu nekk ñun mënuñu loolu dañu bëgg ñu toog évaluer bor bi bu dee dañ koy annuler ñu annuler yéen ngay def tirage spéciaux yegg ci xaalis boobu dugal ko ci marché bi dugal ko ci entreprise yi wala ngeen jox ñu autorisation ñun ñu mën a def par exemple tirage spéciaux yoo xamante ni daañu mën a tax ñu am xaalis gu doy ba relever suñu plateau relever suñu accès aux services sociaux électrification rurale éducation emploi ak lu ñu mel yooyu waxtaan la donc man du ma mun a d'accord ne ndax mën na nekk ak lu mënta nekk lu mënta nekk ci diplomatie amul mais dafay fekk diplomatie boobu jiital ay góor ak ay jigéen ñoo xamante ni seen kaddu seen argument seen baat dina tollu foo xamante ni ku ko dégg xam ne lii kaddu dëgg la adduna gi yëpp ñoo ne dañoo nekk ci guerre mais soxna si bu ñu nekkee ci guerre kuy guerre kenn mënu ko fay ku bor
1945 bi ñu nekkee ci guerre ak 1943. dañ ne woon ñi fi yoral ay bor nañ bàyyi. bi ñu génnee ci guerre bi 1945 dugub 1946. ñu def plan Marshall. ñun comme guerre la ñu nekk dégg naa Macron di ko wax. il faut un autre plan Marshall. dégg naa États-Unis di wax ne ñu sommes en guerre. contre un ennemi invisible. maa ngi leen doon toñ di leen naan mais comme yéen a ngi guerre te am ngeen bombe atomique. mais gën leen bombe bi ngeen rey adversaire bi. ça veut dire que donc orientation bi. nekkut woon li ñu doon xaar. mais amul loo xamante ni warta mun a nekk. ci diplomatie à condition que ñu bëgg ko donc la jonction maanaam bu ñu mënee dajale. diplomatie gouvernementale. maanaam sunu ministère des affaires étrangères yi. ministère des finances. ministère de la santé. ak diplomatie non gouvernementale. muy ONG yi. association syndicaliste yi. association de patronat. association des producteurs. artistes yi. ku ci mel ni seen président Youssou Ndour. bokk na ci suñu comité. ñoom ñëpp ñu jëlloo seen kàddu. ñu dajeek diplomatie gouvernementale. defe naa ni dañu mën a toll foo xamante ni dañu d'accord ni dëgg-dëgg bor bi Afrique mënu ko fay. très bien sa dernier mot jeex na. ba di leen di leen gërëm di itam xalaat davantage waa li xew Palestine di ñaan diplomatie mondiale ñu bàyyi xel bu baax ci loolu. di ñaan suñu gouvernement itam mu xool nan la mën a def ba gën a yokk kàddoom baatam ci li nga xamante ni tey xew na Palestine. ndax comme ñu ñooy diriger la Oumma ñu ñooy diriger la commission bi nga xamante ni ci Nations Unies mooy toppatoo lu ni mel nañ fexe xalaat rapidement ndax mu mën a am une rencontre d'urgence internationale sur la Palestine convoquée par les pays du tiers-monde muy Sénégal ñu waxtaan ak ñoom xëy na arrêté loo xamante ni dañ ko mën a jébal Nations Unies. merci beaucoup Mignane Diouf moom moo jiite forum mondial wala social bu Sénégal forum mondial nag xam ngeen ne dafa déposé pétition daal di koy def ci juróomi kàllama ngir rek li nga xamante ni moo am ca Proche-Orient Israël di dal ci kaw Palestine mën a dakk kon ñu ngi koy gërëm bu baax moom Mignane Diouf dem publicité dellu ci war ci plateau bi.